aw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi ngi leen di gërëm di leen sant ndax daje jigéen la li ma leen waxoon di leen dalal jàmm ci biir école bi centre bi ay xale lu ñetti at la ki ci gën a mag juróomi at la am mooy ñiy génn léegi di dem école bu soobee yàlla kon bu ñuy wax xale bu ndaw Ndeye Diatta développement intégré de la petite enfance dafa jël en charge xale yi am dañ waxoon de 0 à 5 ans bu ñu nee 0 rek kon day jàng ci biir dès la conception donc suñu gisee benn formation boo xam ne day enrichir wala day yokk ci biir ñun li ñuy liggéey dañ ciy sawar moo tax bi AFDL waxee ne dafa am formation bu ñu war a def sur la transformation des céréales locales dañ ko doon wax ne soyez les bienvenus ci biir association bi ñu ngi ci biir donc sunu loxo mi ngi ci biir. ma delluwaat si li ñu waxoon rek kër gi këru gone la te gone du am te ndey amut ndey yi nag ñun dong la kër yi kon ñun ñoo ko yor donc maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax amaana ñeneen mënoon nañ leen dalal ñeneen mënoon nañ leen baaxee lu gën lii ma leen baaxee waaye nag mais gërëm yàlla di leen gërëm yéen ñi ngeen xam ne ñeenti fan xat na waaye kenn wanewu fi loo xam ne wax dëgg yàlla danga ko ciy xeeb kon sant nañu yàlla bu baax a baax a baax ñuy ñaan yàlla moom mi nga xam ne dara tëwu ko lii mu doon meññeef moo xam ne day fulu lu bare ba mu doy ay usines yoo xam ne foo dem ci biir Parcelles wala ci biir Fayu yaa ngi fay fekk ay machine walukaay yoo xam ne dañ naan waa AFDL ñoo ko moom ci la ñuy def seeni sunguf ak seeni sànqal yàlla na ko yàlla def yàlla mën na ko bu keroogee dina bari njëriñ te njëriñ li du ñun dong ñoo koy jëriñoo dëkk bi yépp ñoo koy jëriñoo donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ni ma leen dalale woon jàmm ak salaam maa ngi ñaan yàlla ñu eggale ko ak jàmm ak salaam te xam naa ni yàlla ànd na ak ñun ndax ngelaw jaaroon na fi gën a bare te ñeenti fan yi ngeen fi nekk di weer yi li gën a gaaw ci xajamal ñam yàlla tekkaaral na ko téye na ko ci ñeenti fan yi ba gisuñu dara lu xajam kon ñun ñëpp ñu bokk wax alhamdulilahi rabil alamin maa ngi leen di sant di leen gërëm ngeen baal ma ak ñaaw bu ñu santee suñu borom julli ci sang-sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi santaat suñu ñaari waajur bu baax a baax di sant bu baax tamit waa 3FPT bu ñu may formation bi may ko suñu association AFDL muy association des femmes ànd suuxat Thiès ñun dañuy muy nga xam ne ñu am ci suñu objectif di ko luñ koy xalaatee bu baax rek muy ànd suuxat waxuma Thiès sax mais ñu dem ba suuxat Sénégal yépp te 3FPT wax dëgg yàlla jàpp na ci bu baax a baax bu ñu mayee suñu formation bi tey ñu def transformation des céréales nag defe naa ne bu ñu ko defee tey ñun suñu association dañuy dugg rek maanaam ci politique lu ñuy wax politique état bi lu muy def mooy lu ñuy naan Sénégal émergent comme ñun sénégalais yi bu ñuy wax émergent te jigéen ñi ñu ne bu ñu defee seeni statistique ñu ne jigéen ñi ñoo fa ëpp te comme nee nañ jigéen ñi ñoo fa ëpp te bëgg nañu développement kon suñu jàppalewul jigéen ñi defe naa développement du am kon nag su ma gisee 3FPT tey ñëw di ñu jàppale ñun jigéen ñi donc damay naan ñu ngi commencé di bay seen waar même bu dee bu doyul tamit ñu ngi koy commencé nañ ci dugg ñu ñaan yàlla na gën a jëm kanam rek ndax émergence bu ñuy woote ñu mun koo atteindre bu ñu waxee transformation céréale locale nag ak ñebbe dañ ci kontaan ndax ñun Sénégal suñu lekkin mooy lan mooy céréale te ñëpp xam nañu tamit ñebbe am na ci wàll bu baax a baax te bu ñu amoon suñu céréale ak suñu ñebbe dafa daan gaaw a yàqu ci suñu loxo wala ñebbe bi pour di ko céréale bi pour di ko transformer di ko def cere danaan xaw a yéex lool ba nga xam ne léegi ñu bëri léegi pour ñu defati cere sax coono la ci ñoom duñ ci duggati ndax liggéey bi dafa bëri waaye léegi nag bu ñu nee transformation dañuy permettre suñu soxlaa cere rek am nañu cere ji bu ñu amee temps bu gën a gàtt tamit dañuy am cere ji ñu def ko te loolu lu tax kuñ ko permettre am mooy 3FPT bu mu ñu indee formation ñu am suñu formatrice bi macha allah madame Ndiaye ñëw jàngal ñu technique de transformation des céréales locales ci céréales locales yi ñu mën ci def suñu caakiri def ci suñu ñebbe def ci suñu sànqal def ci suñu farine enrichie def ci suñu farine ñebbe nga xam ne soo bëggee akara nga def ko léegi soo bëggee def yeneen technique culinaire nga mën ko utiliser def ko soo bëggee def pané nga pané ko
defaat encore ay sànqal def ay farine enrichie pour suñu doom yi pour màgget yi pour sax ñun ñii tamit parce que ko xam ne jigéeni Sénégal dafa sonn pour ñu mën a suqaliku kon nag amuñu lu ñu leen di wax lu dul leen wax jërëjëf. mais ci transformation bi ñun gis nañ ci njëriñ bu baax a baax lañ ci gis parce que dinañu permettre ñu am produit bi ba pare céréales yi léegi am nañ ci ay produits yu bëree bëri bu njëkk ba dañ daan def maanaam cere kese wala caakiri waaye léegi gis nañu mën nañ ci def leneen lu bëree bëri ba nga xam ne pour ñu mën a utiliser céréale bi dafay bëri léegi mën naa ci def maanaam su ma bëggee ma def sama cere su ma bëggee ma utiliser ko comme def ko sama couscous marocain su ma bëggee ma utiliser def ko comme sama ñeleñ donc ni ma ko mën a utiliser dafa gën a bëri donc loolu tamit dañ ci santaat bu baax ñun jigéen ñi daf ñuy permettre tamit ni ñu koy mën a utiliser dafa gën a yokk bu baax ñu ngi ci leen di sant bu baax ci loolu tamit ñu delluwaat tamit di xool ci côté hygiène bi dañoo jàngal lu bëri parce que ñun dañ daan ñëw rek liggéey rek xam nga sénégalais moom ñun ñooy africain des fois dañu ñëw rek liggéey noonu produit bi tax dañ bu ñu defoon suñu cere daan gaaw a yàqu léegi nag day tax bu ñu defee suñu cere du gaaw a yàqu cere bi dañ ñoo woon technique yu bëri technique maanaam ni ñu koy defaree foofu benn technique la technique bi ma ci gën a neex nag mooy hygiène nga xam ne léegi dañuy ànd ak maanaam dootul amati microbe dootul amati dara day set wecc nga xam ne boo ko lekkee rek am nga ci maanaam wérgu yaram parce que doo am dara loo xam ne dala ciy gaañ ba pare tamit mun nga ko defar di denc bi day gën a yàgg soo ko bëggee tamit yónni feneen di jaayi feneen ak feneen dañuy ñaan yàlla ñun waa AFDL ku ñu mën a jàppale ba ñu mën a di defar suñu produit di ko yóbbu fu mu gën a sore mu yegg fa ci biir formation bi nag metti na mettiwul maanaam parce que liggéey bi madame Cissé daf ñu ko yombalal ñëw abal ñu maanaam saal yu yaañ yi nga xam ne amuñu benn problème hygiène bi nga xam ne yomb na fi parce que saal yi ku ko gis xam ne dafa carrelé aéré ndox mi nekk à notre portée vraiment formateurs yi tamit ñu kii bi mooy fond de 3FPT indil ñu matériel bu doy boo xam ne dañuy mën a def formation bi sans ñu sonn mais am nañ ci gàllankoor tuuti rek mooy machine yoo xam ne pour wol ndax ñëpp xam nañu liggéeyu cere céréale dafa metti surtout bu ñu ci bëggee def ay farine enrichie pour gën ko valoriser pour gën a améliorer valeur alimentaire bi foofu am nañ fa gàllankoor yu xaw a tuuti rek parce que bu ñu defaree suñu mélange ba pare bëgg koo wal pour ñu am fii ay machines yu Thiès pour di ko wal nekk na problème machine bu ñu yóbbu day naan dafay yàq machine am kon nag bu ñu mënoon a dimbale ñun jigéen ñi ba ñu mën a am suñu machine bopp am suñu unité de transformation bopp dafa naa ne jàngal nañu technique de transformation mais daf ñuy gën a yombalal tamit. Penda Ndiaye ak ñi topp ci gannaawam ak ñi ñuy jàngale ñëpp awa wax nga lépp ki ñu yaatal it kenn mënu koo fay muy mu tëddi Asey waaw directrice yaatal nga ñu boole ñu ba ñu gën a mën a ànd li ñu wax rek ci ñeenti fan yi tubaarkàlla bàyyi sa kër dafa metti waaye yëguñu ci dara buñ ci dolliwaatoon sax ñu jël jigéen ju bàyyi këram bàyyi ay sëtam bàyyi ay doomam te yëgoo ci dara rek dafa neex kon na yàlla yàggal ànd bi awa si wax nga lépp waaw wax nga lépp awa amatuma dara lu ma ci teg li ma ci gën a neex nag man mooy ruyu xale yi loolu ma ci gën a neex waaw farine enrichie bee ma ci gën a neex ndax damay maam yor samay sët bëgg lu ma digal samay doom kontaan naa lool yal na yàlla yàggal ànd bi waaw ñi ngi indil affaire beeg matériel dara manqué wul jërëjëfati itaani rajim bismillaahi rahmaani rahim ma dellu di leen nuyu di sant ñi nga xamante ni sant ji dama koy commencé ci 3FPT mi nga xamante ni moo leen may formation bi mais mu teg ko ci loxo ONG bu ñuy wax ADIS ndaxte su may sant damay wax man ADIS laay njëkk a sant parce que ADIS moom ma may occasion ma mën a toog tey jàkkaarloog yéen comme niñ koy waxee rek dama di jàngalekat te jàngalekat ku ko may occasion mu mën a toog mën a restituer mën a partager li nga xamante ni moom la am yow yaa ko defal li mu bëgg kon damay sant waa ADIS ñi nga xamante ni fu nekk ànd naa fa ak ñoom te loolu yépp li ko waral mooy seen kóolute gu nu am ci man ñi fi formé bari nañu mais bu ñu xoolee ba ñoom fépp fu ñuy formé rek ñu am yaakaar ci ni war naa mën a ànd ak ñoom dem fa formé leen ñu yóbbu ma fa kon man awma seen fay li wolof di wax rek jëlal ku mu doyul buñ la joxee lépp du la doy
ba tax na waa ADIS seen sant duma xam fu muy yem xam na fu mu commencé mais amul fu mu yem ndax confiance ci boppam dafa rëy te ñoom ñoo ma may occasion à chaque fois may dem ci jigéen ñi may ànd ak ñoom Dakar di ànd ak ñoom Thiès di ànd ak ñoom biir Diourbel ba fépp ci Sénégal fu nu jëm mën a ànd ak man ma leen di defal ay formation kon ñoom maa ngi leen di sant di leen gërëm mais may sant yéen ñi nga xamante ni yéen a ma fi dalal ndaxte comme ni ko Tanday Cheikh waxee nga jóge sa kër dëkk ak dëkk ñëw fi pour former xëy na am na nu mu doon demee dana metti mais ba ma ñëwee dafa mel ne fi laa bokk yaatal ngeen ma ubbil ma seen kanam ndaxte nag nee nañ kanam du kaso waaye ko ci tëj mu xam ko kon yéen ubbil ngeen ma seen kanam ba mu mën a kaf ak yéen réew ak yéen ba li nga xamante ni moom la ñu bëggoon yàlla may ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin comme ni ñu koy waxee nag jàng du nu ma ko waxee woon ca début ba du jàng weccookante xalaat la ndaxte tey xam mën naa ni ci sama jëmm bu ma toogee fii ni maa ngi leen di jàngal transformation céréale am na ci loo xamante ni du jàng waaye wecceekoonte xalaat la jooyante yenn yi nga xamante ni war nañ ko mën a améliorer loolu rek la woon waaye du luñ leen di jàngal bu mu doon jàng tey bu ngeen ma fekkoon ca CRETEF Diourbel B CFP nga xamante ni dama fa yore ay élèves yoo xam ne dañoo jóge ci seen ay kër mënuñu dara ay xale lañu daanaka jàngagunu bu boobaa ñooñu mën naa ko tudde jàng mais fii mën naa ni dañu ñëwoon pour wecceekonte xalaat te alhamdulilahi rabbil alamin ba nga xamante ni lépp lu doon sunu yéene am nañ yaakaar ci ni atteindre nañ sunu ay objectif ndaxte bi ma leen njëkkee ñëw lu ñu waxante woon mooy naka la ñuy xalaate wecceekonte xalaat ba buñ fi jógee kenn ku ci nekk ci ñun am lu bees kon su ma toogee ma dégg yéen ñii ngeen ni tey am ngeen lu ngeen ci dollikoo man damay wax alhamdulilahi rabbil alamin di wax sama mission atteindre naa ko mais aussi ñuy sant yéen ñi nga xamante ni bàyyi ngeen seen ay yitte ngeen ñëw pour fekkee suñu clôture parce que mënoon nañ ko def yemale ko si ñun bu boobaa it xëy na lañ ci bëgg duñ ko ci am duñ ko atteindre bu baax mais alhamdulilah ba nga xamante ni yéen ñi dëkk fii yépp ñëw ngeen toog fekkee ak li nga xamante ni ñoo ngi ko fi doon def fan yi yépp ñu mën ko partager ak yéen kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm assumi nag damay dolli ci sant yi fi jaar yépp sant ko ñu koy sant ndax xam nga transformation dafa am lu mu laaj loo xam ne moom mii moo ñu permettre d'une part ñu atteindre ka ndax suñuy wax transformation dañuy wax milieu bi fan lañ koy defee est-ce que am nañ milieu bu adéquat kon moom bu fekkee may nañu milieu boobu ñu mën fi toog mën ko def ba mu egg te amuñu benn problème dañ ko koy jaajëfale mu am nag loo xam ne dama leen koy dolli bu fekkente ni dañu war a def lii nga xamante ni ñoo ngi ko fi produire ñuy ñaan yàlla bu mu doon suñu mujjee defar yàlla nañu yàlla may ñu fekke ko toog ba nga xamante ni dañuy dégg seen ONG seen association bi ñu koy dégg ngeen di exporter ay ay produits yu nga xamante ni yéen a koy defar fii di ko yóbbu loolu lañ leen di ñaanal mais bu boobaa bu nu fàtte li nga xamante ni mooy 4P marketing yi bu njëkk bi mooy produit bi nga la nañuy fexe ba produit bi nañ ko sellal ba kuñ ko présenté doo ci am lenn loo ci wax beneen bi mooy place bi fan ngeen koy teg na nekk fu accessible boo xamante ni képp ku jug soxla ko war cee mën a jot ñàkk accessible bi mooy lan tey nañu defar mu jeex ñu toog ñaari weer ñetti weer defaruñu loolu da ngeen koy moytu ndaxte pour mu accessible il faut que produit bi disponible ba nit ku ko soxla bu jugee xam fu mu koy fekke beneen bi mooy prix bi na ngeen fixer prix bu nga xamante ni bu ñu demee ci marché bi jënd ko bu nu ñëwee ci yéen jënd donte ni sax ay différence juróomi dërëm la wala ñaar dërëm ñëw ci yéen a koy gënal ndaxte xam na ni lam fa fekk dal na xelam ci sell bi ci emballage bi lépp war a doy seen xel kon bu ñu nee prix ni place dañuy wax tamit promotion bi nag yéen a koy defal seen bopp ni ngeen koy defal seen bopp mooy lan produit bi sell na ku ma ko jaay dana dal xelam ba bu ëllëgee moom ci bopp moom ma koy jàllale mooy wax keneen ndax tey nag Sénégal la ñu nekk koo jaay lu baax boo ëllëgee mu gis moromam bu soxlaa dafa naan ka na nga dem ci place su diw ndax jaay na ma baax na kon ma ngi leen di defal promotion mais promotion boobu yéen a ko defal seen bopp ndax yéen a joxe lu baax lu dal xel kon loolu mooy 4P yi nga xamante ni duma ko jàll mukk te partagé wuñu ci ndax nekk na lu nga xamante ni képp koo xam ne da ngay produire di ko yóbbu ci bitim réew di ko produire di jaay parce que boo dee jaay keneen di jaay marché ba ñëpp a fa ne waaye soo bëggee tey bu nu ñëwee ñu romb ñëpp ñëw ci yow am na noo war a présenter am na loo war a mel li nga war a présenter nit ki war na ko xool mën na ko xemmem waaye na nga fexe ba bu ko jëndee lépp lu mu doon xemmem ba tax mu jënd ko na ko trouver ci goût ba na ko trouver ci qualité ba ba bu ëllëgee xelam mën a ñëw ci yow képp kuy jënd tamit mu mën ko jiital ni ko demal ci moom mbir nag boo ci jiitoo da ngay fexe ba fépp fu ñu ko tuddee xel yi dem ci yow mais yàlla na fekk mu nekk li baax
kon loolu mooy li nga xamante ni mënuñu ko woon a ñàkk séddoo ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp accueil bi jaar na yoon ceeb yi neex na macha allah merci ci accueil bi ak lépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur sant suñu borom kër di wax alhamdulilahi rabbil alamina li nu nekk yàlla na ko yàlla jëme kanam ñoo ngi sant yàlla bu baax nag waaye di sant Adja Ndeye Penda Ndiaye mii nga xam ne moo jiite suñu regroupement bi tubaar fakal la am jom lool am fulla lool nag macha allah nu topp ci gannaawam nag muy bëgg lu baax rek ñuy bëgg lu baax kon lii ñu commencé nii noo ngi ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla jëme kanam yàlla na ko yàlla saxal ba fépp fa ñuy dégg jigéen ñu baax ñu dégg nu fa ndax xam loolu rek mooy bëgg-bëggam ci loolu rek mooy suñu bëgg-bëgg di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen ñu fekk si tubaar fakal defoon formation bi noo ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na yàlla jàppale leen te jàppale nu ba daal li nga xamante ni bëgg nañ ko suñu association bi rek yàlla jubal ko ci barke Seydina Muhammad man damaa mun la wax waaye nag yéene na maa wax loo xam ne wax dëgg tubaar fakal la ndax lii moom ku ne xam na ni mu demee macha allah ku ne gis na ni mu demee te nii rek lañ koy defee ñoo nga daje ci këram di dajale suñuy dërëm di dajale ànd suñuy boole suñuy xol boole suñuy jikko muy ku am fulla di ku dëggu mën a jiital leen koy jiital macha allah dara naqariwul ci fa tabarakallah kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla saxal ko. ndax nag lii yàgg nañ Parcelles yàgg nañ Kees waaye mosuñu koo def kon loo gis lu ne ka tax nga def ko neel yàlla ak mooma kon Ndeye Penda bis bii tey yàlla ak yow mii la sunu bis bii nag yàlla bu muy sunu mujj gi bis yàlla nañ ko toog ay ati at yàlla nañ ko toog ba di ci génne ay billet Màkka kenn ku ci nekk li nga yéene rek moom nga yéene sa morom kenn ku ne li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa morom ndax lii kaay leen nu ànd la kaay leen nu bokk la fi ne ñun ñëpp groupe bi ñoo bokk ndey bokk baay heure bu nu xëyee ñu ngi waxtaan ci téléphone yi kenn sa soxla umpatul sa morom ca lépp Ndeye Penda Ndiaye mii la di la gërëm nag yéen yi nga xam ne yéen a fi indi lii itam ndax lépp waxtaan la rek da ngeen ko waxtaane ba indi ko fi ca ki la dugal géej won la gaal jox la ni niy nappe moom ngeen ñu defal ndax mënoon ngeen noo woo rek nag di nu defal waaye da ngeen di ñëw ba ci ñun nga di nu defal tubaarkàlla lii ngeen ñu defal gis nañ li ngeen ñu defal bu ëllëgee bu soobee yàlla bu nu ko defalee suñu bopp dañuy jàll ca yàlla nañ dem yàlla nañ bokk ci ñiy dem ci doole suñu borom yàlla na dee wopp saytaane tuxu ca yàlla la fal nu jot sunu ànd bi yàlla bu ko saytaane yàq yàlla na ko dëgg rek lal ak alxuraan ak bëgg lu baax di gërëm nag sunu borom kër yi nga xam ne nag ñoo ñu bàyyi nag ba nu mën a ànd ndax kenn ku nu ci bawoon bun ñu bàyyi wutoon mbaa ñu naan li ngeen di dox mbaa ñu naan fi ngeen di daje mbaa ngi naan guddee gi ngeen di guddee suñu ne ko doon defal tey jii lii duñ ko am kon ñun lu nu am lu ne dañ koy sant suñuy borom kër yàlla nañ fi yàgg ca wér kenn ku ci nekk la nga bëgg ci sa kër yàlla yow mi ko xam yàlla la ko suñu borom defal ci doole yàlla doole yonent bi di gërëm ñépp nag ñi fi toog ñépp nag ñu ngi leen di sargal di leen ñaan yàlla fan bu gudd yàlla bu muy sunu mujj gi dagaay waaw kon par la madame Dieng secrétaire générale association bi vraiment association bi moom ñoo ngi ko créé 2014 groupe de femmes la ñu woon rek ñu xool ba xam ne daal laaj na ñu suqali daal waxuma quartier bi waaye suñu gox ak quartier environnement yëpp environnant yëpp parce que association bi mu ngi ëmb booy xool Parcelles Assainies unité 1 unité 2 Fayu fii Fayu 2 la Mbour 2 grand standing waaw dañuy ñaan yàlla Cité Lamy waaw bi ñu ko créé tamit bi ñu ko sosee tamit dañ ko def association boo xam pour lutter contre la pauvreté mooy dindi ndóol fii ci suñu gox bi waaw wax dëgg yàlla tamit on est un groupement de 70 membres ëpp nañ ko sax waaw di nag yëngatu ci volet yu bari volet environnement am na fi parce que on a eu à faire un projet de reboiser nañ ci kër yi 78 cocotiers waa service kii jàppale ñu bi ko mi ñu seqal ñu jógee ci def nañ fi ay journée de consultation ci école Parcelles wax dëgg yàlla mu am un kii bu mag a mag a mag ñu tudd sax mu am une grande réussite waaw ñu jógee ci li ñuy kii def daal bari na def nañ aussi
waaw éducation tamit volet éducation ñoo ngi ci parce que ñoo ngi parrainer ay filles les plus méritants des établissements xale yu jigéen yi nangoo jàngi ñoo ngi leen di jàppale. volet social bi aussi ñoo ngi ci ñoo ngi def ay crédit revolving crédit yi mooy dañuy natt suñu biir bu ñuy natt am nañu kees boo xam ne fii keesu ndimbal lañ ci def di ko def ay crédit rotatif boo fayee bu ëllëgee keneen mën a am ñu def suñuy petit commerce ak femmes yi ku ci nekk di def ay projet de génératrice de revenu mooy loo xam ni yaa xam da ngay jaay cuuraay yaa xam da ngay kii sa lu ndaw looy jaay mais nga di ci am sa loo xam ni yow daa ci mën a sukk ndax léegi li ñuy wax Sénégal émergent ku nekk fa nga nekk war nga mën a yëngatu ci loo xam ne dina la mën a indil dara daal waaw association bi daal ci yow lay yëngu boobu ba nëga ni yàlla def na aussi ak l'appui ak njàppalu 3FPT wax dëgg yàlla bi ñu ci déposé tamit am na sax yeneen yu ñuy xaar parce que normalement fruits et légumes war naa ñëw waaw dañu amagul calendrier bi pour mën ko démarrer ndax bii 30 personnes la beneen groupe bi war na def bu ñu paree déposé woon nañ micro jardinage mooy ku nekk war ngaa mën a am taabal joo xam ne que sa biir daa fa mën a def sa salade daa fa mën a def sa carotte daa fa mën a def sa naana yoo xam ni bu nawet jotee ku ne daa ko mën a cultiver ci sa wanag ci sa néeg te du jar ngay dem ca marché ba te loolu yépp ay luy jàppale association bi la kon daal si gàttal loolu la ñoo ngi remercier nag waa 3FPT yi nga xam ne vraiment ñoom ñoo ñu jàppale ba fii di remercier tamit yenn membre groupement bi yépp ak présidente. maa ngi nuyuwaat ñëpp ci seen tur ak seen sant di tàmbalee nuyoo bi ak ngërëm li ci Adja Assoy mi toog nga xam ni moo ñu dalal yaatal ñu comme ni ko ñëpp waxee mais la répétition est pédagogique nit bu la defalee teraanga faaw nga wax ko ñu ngi fi nekk di utiliser ndoxam courant loolu yëpp grâce à sa générosité vraiment ay charge la yoo xam dañu koy jox gratuitement voilà tey nag li ñu ci dajale tey mooy clôture transformation des céréales locales d'une formation en transformation des céréales locales bi nga xam ne dafa bokk ci suñuy axe stratégique dans le volet formation parce que AFDL ànd Suxat Thiès mooy suñu sigle AFDL association des femmes pour le développement local ànd Suxat Thiès boo waxee développement local nag mooy ñoo xam ne dañoo lëkkaloo pour defal seen gox bu njëkk nit ñi dañ daan toog ci kër yi di xaar état mu ñëw jàppale leen ñun nag ñu ni déedéet duñu xaar état partenaire la waaye nag dañuy commencer suñu initiative locale commencer di liggéeyal suñu bopp ku ñu ci fekk jàppale ñu jël donc AFDL ànd Suxat Thiès dafa am ay objectifs dafa tëddal ci 4 axes stratégiques l'éducation et la santé éducation mooy ci wàllu njàngale mi dañ ciy intervenir suñu doole bariwul mais dinañ ci intervenir bari na ay écoles yoo xam ne fii ci Thiès bu ñuy def seeni parrainage ak seeni distribution de prix dañu ñëw ci association bi ñu jël ci suñu li nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp neexal ca xale yooyu pour gën a leen a may courage ñu mën a gën a jëm ca kanam. dans le volet santé également am na journée bu ñu fi defoon portes ouvertes de consultation gratuite en ophtalmologique di faj bët yi voilà. léegi suñu beneen partenaire moo ñu ko mayoon ñu def ko fii ci journée yooyu consulté nañ fi 800 personnes ci biir Thiès ndax am na ñu doon jóge ay taax kaw Medina Fall ak fu ne ñëw di consulté wu ci ñun may leen ay verres gratuitement. voilà financement aussi dañ koy def le mai de chaque mois jigéen ñépp dañuy dajaloo ñu def suñuy natt cotisation association bi def aussi suñuy financement bi ci gën a ndaw c'est 100 000 francs jëm kaw chaque mois dañ koy def. donc loolu lu am solo la il y a également le volet environnement comme ni ko Adja Ramatulaay waxee sama secrétaire général bi nga xam duma jóg ci di ko remercier parce que moom tam fayul la dëkk mais lu mu mën pour association bi nga koy def formation bi moo bind projet bi ba pare nag topp ca xëy na ñu bari duñ ko xàmmee parce que liggéeyam moo ko mayul mais tamit mi ngi liggéey bu am solo ci biir association bi environnement bi dañoo bëggoon rek ni parcelle mel ni Almadi defoon nañ ci 78 cocotiers ci boulevard bi mais finalement ak manque de suivi moo tax affaire yi ñu bari seen bos dem na mais nag am na yu fa des voilà loolu moom mooy axe yi nga xam ne nii ci la projet bi di yëngu ci la association bi di yëngu il y a tey na li ñu gën a ñor tey mooy transformation céréale locale
ci transformation céréale locale mooy nu ñuy gën a valoriser joxe gëdd suñu li nga xam ne ñu ngi koy bayee fii suñu meññeef bi nga xam ne ñu ngi koy bay fii ci biir dëkk bi. parce que boo déggee ñu ne cere lañ lay jàngal ak sànqal comme ni ko madame Ndiaye waxee danga naan damay dem araw mën naa ko alors que c'est pas ça produit yi mu ñu jàngal tey produit yi mu ñu jàngal dañoo ñaan yàlla ubbi benn unité de transformation maanaam ñu ubbi foo xam ne fa la ñuy defee suñuy produit bi di ko jaay di ñaan yàlla di dem ba di ko exporter bitim réew ndax sachet yi day dem ba bitim réew nit ñi di ko jënd kon niñ ko waxee rek may ma dara jàngal ma ni ñuy nappe may ma jën jàngal ma ni ñuy nappe moo ko gën may ñaax sama mbokk waa association bu ñu jógee fii nañu gën a engagé waat parce que sama famille du ma noppiti du leen gërëm parce que lu ma man ñoom ñoo tax lu ma def neex na leen lu ma wax neex na leen ñu ànd ak man ci loolu fu ma jógee ñu àndandoog man jóg ñu doon ay femmes yu engagé nag vraiment dëggu kon loolu mënuma cee bañ a dem di remercier les 3 FPT c'est-à-dire mooy 3 FPT ce sont les fonds de financement de la formation professionnelle et technique ñoom ñoo ñu may formation bi ñu mayee formation bi dañ koo dénk waa ADIS action humanitaire pour le développement intégré ñooñu tam ñu leen di sant bu baax ndax 30 personnes la ñu waroon former mais finalement nombre bi ëpp na ko parce que am na ñoo xam dernier moment lañ ñëw te dafa d'accord wax dëgg yàlla mënoon naa bañ su bañoon tey jii ñeneen ñi duñu suivre formation bi kon monsieur Fall ñu ngi lay remercier bu baax yow sa structure di remercier également madame Ndiaye suñu formatrice bi moom tamit parce que xam ngeen ni jàngal ay mag yombul affaire bi nag c'est ouvert à toutes les femmes yoo xam ne développement ñor na leen ñun daal képp koo xam ne nii bëgg nga lu lay yokk jëmale ci kanam ñun tendre nañ la laame ndax ñun suñu association bi ni ko kii waxee rek ni xol yi dañoo ànd ki ñëw tey ak ki ñëwoon daaw jéeg ñoo yem benn gis nga am na ay adhérents yu bees mais bu ñu ñëwee dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay foo ak réel lañu xam kon nag ñun développement local lañu wax nañu gën a góorgóorlu rek te lii ñu jàngal tamit ñu jéem koo pratiquer jéem koo démultiplier di ñaan tamit suñu amee yeneen partenaires association yi ci koñ bi aussi ñu jéem leen cee boole ñun ñu ngi bind ay demande te pareeguñu lépp lu ñu am ñaan nañ ko yàlla bokk ak waa koñ bi waxuma sax waa association ñaan nañ ko yàlla bokk ak waa koñ bi bokk ak waa Thiès yépp loolu daal laa amoon li may wax ku lim nag da ngay juum mais daal yéen ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen merci. ak waxtaan yu ma fi dégg ak témoignage yu ma fi dégg gis naa ni li olof di ñaay naan kéwél du tëb doom ca bët dama ko gis ci madame Ndiaye fu ma dem rek fu ma ko wóolu ko rek moo tax su ma ko tegee fenn rek man duma fa toog ndaxte dama ko wóolu ci pédagogie ak ci liggéeyam moo tax madame Ndiaye maa ngi lay gërëm bu baax a baax sànq bu may ñëw rek maa ngi au Germaine di oo aussi même Amakodou dama ko woo sama patron Amakodou si boppam sax dama ko pour boole kook yow pour dénk la ko dama ko koy dénk dama ne ko dama lay dénk madame Ndiaye comme que ministre bi xaritam la su ko defee moom xool ñuy def te loolu incha allah Amakodou su ma ko waxee dina ko def su ne dina ko def ba beneen bi aussi tamit di leen wax ni formation bi 3FPT moo ko financé financement bi 3FPT daf ko jaarale ci loxo ADIS pour mu organiser noonu la formation bi tëddee AFDF ànd suqat Thiès ñoom ñoo ko demandé 3FPT taxawaayam mooy fexe ba fépp fu OP nekk maanaam organisation professionnelle wala OCB fu ñuy nekk même les entreprises ñu fexe ba ñu renforcer par exemple le capital humain renforcement de capacité ba su ko defee produits yi ñuy def que les produits soient plus compétitifs su ko defee booy jaay au moins dans le marché ngay présenter produit de qualité yoo xam ne hygiène am qualité ci loolu les 3FPT di lancer appel d'offres su ko defee ñun opérateurs yi ñuy déposer yàlla di def nag bañ lancé on était 3 ñu gagné marché bi ci lañ contacté présidente bi pour mën a démarrer formation bi njëkk nañ ñaxtu parce que formation bi dañ doon 4 jours dafa gàtt mais ci appel d'offre ba ñoom 7 jours lañ defoon ci appel d'offre ba li ngeen defoon seen projet ba moom lañ mainteniroon xam nga dañ lay envoyé un document de projet les 7 jours ñun si lañ travaillé mais ñu ñëw ñu ne le temps et cetera ñu ne nañ ko def en 4 jours ku sañ a bañ sañ a nangu ñu nangu ko bu gësi ñu nangu ko
parce que formatrices yi ñuy jël dañ leen a wóolu même bu fekkoon 2 jours la sax man leer na ma dañ def dara. di leen wax tamit dama dégg léegi seen présidente wax dans le cadre du partenariat te je pense que madame la secrétaire générale moo xam ne ADIS moo xam ne ADIS bu baax dans le cadre du partenariat moom su ma delloon Dakar dinaa wax Amakado moom dans le cadre du partenariat moom mu xool naka la ñu mën a fexe parce que ñun fu ñu def formation bu ñu paree dañuy xool GIE ba nekkatul 3FPT parce que 3FPT jeex na léegi nag ñun ñooy xool ñun ADIS en tant que ONG en tant que structure naka la ñu mën a fexe ba jàppale structure boobu te ku ci loolu ku weddi nga woote waa Médina conférence par exemple de l'agriculture bu amoon à Paris ñun fexe nañ ba ñu dem te dañ leen faire formation même pas 1 mois amoo ko du fexe ñu fexe ba am seen fra ba ñu dem ñu présenter te loolu mooy jàppalante rek ak kóolute parce que loolu rek moo ci am mooy suñu xasee ba xamante rek ñun lu ñu mën a def rek dañuy dañuy gëstu dañoo am répertoire boo xam ne tey suñu soxla au niveau de Thiès ñu am loo xam ne dañu ko waroon def ni gis ni AFD ma nga fa donc duñu laaj dañu naan dañoo woo président bi nag am nañ fa nangam ak nangam lan ngeen ci mën ñu xool lu ñu ci mën su boobaa ñu transférer leen les compétences ngeen def ko parce que on a un projet enfant avec GIZ boo xam ne dañu ko war a def dans 4 régions Thiès ci la bokk ci yàlla defee ba ñuy jàll ko ñun su boobaa dans votre programme ngeen enfance ama ko suñu au lieu ñuy sonn dama naan ko nañu on contact waa AFD ñu xool lu ñu ci mën su boobaa on vous délègue la partie Thiès parce que ñun ADIS noonu la ñuy liggéey te toujours la ñuy liggéey li ngeen fi liggéey nag li laay war a soli nañ fexe mu doon lu sax di continuer matériel bi fi nekk yéen a ko moom structure bi matériel bi fi nekk mooy su ma waxoon ca commencement bi lépp lu ci matériel te xam ne ADIS indi na ko fi rek matériel bi c'est à la disposition de l'association ñoom ñoo ko moom su ko defee boo xoolee li ñu naan li par exemple genre centre d'incubation boo xoolee donc am nañ lu duggagum sànq madame Ndiaye mi doon wax ni ci wàllu machine yi mais au niveau de la chambre de métier am nañ centre d'incubation pour wàll yi nii am na des machines appropriées pour ça maa ngi ko doon wax présidente mën na ko parce que li leen dal moo dal waa chambre de métier moom moo dal ñi may former actuellement à la cathédrale moo ko présidente mën na ko machines yi fi nekk wala ñu ko fiy gaar lii lay war a sóoli nañ fexe au moins ñu koy utiliser léegi moom bon moom aussi dans le cadre du partenariat dem ñu doon wax Amakodou bon ils ont conclu quelque chose man nag lu ma bëgg mooy suñuy defeti produit suñu amatee kii dañ koy woo mu abal ñu centre bi y a un centre qui est là-bas équipé président chambre des métiers bi voilà su ko defee moom su boobaa suñ ko ooyee moom dañuy xool naka la ñu mën a def ba wala ñuy dem ci machine ñu dem foofu parce que machine yaa nga fa su boobaa ñu xool naka lañ koy mën a utiliser. yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant sincèrement dafa fekk dama mënul wax lu bëri waaye maa ngi leen di gërëm ñëpp di leen wax ni ci turu Amakodou Diouf bon mi ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant merci beaucoup.